gentlemen. The coalition spokesperson, Honorable Halifa Sallah, will now give a statement. Thank you. After the inauguration, President-elect Barrow asked me to issue a statement. This is the defining moment for the Gambia. The declaration of the results of the 1st December 2016 polls was one of the most eventful developments in the history of the Gambia since independence. This was the first time an opposition candidate won an election against an incumbent whose power was so entrenched that many thought unbeatable in an electoral contest. All Gambians, irrespective of political divide, were equally overjoyed by the decision of the incumbent to accept defeat. Little did people know that a week after that, he would reject the results, thus leading to an impasse in the peaceful transfer of executive power. Today, over a month and a half after the declaration of results, and 2 days after the expiration of the term of the incumbent, there is still a contest of legitimacy in assuming executive power. What is responsible for the impasse? The answer is simple. The Constitution is very clear in asserting that the person declared elected shall be sworn in and assume office on the date of expiry of the term of office of the incumbent. The Constitution did not envisage the shifting of the goalpost after the goal is scored, and insistence for the match to be replayed. The letter and spirit of the Constitution makes it mandatory that a person declared elected in a presidential election shall assume office after the 5-year term of the incumbent. Since the loser has powers to file the election petition to challenge the validity of the results, he had the obligation to shoulder all the challenges that goes, but executive power must be assumed by the elected person whilst the loser waits for the outcome of a court case. Instead of accepting his fate, the loser in this instance decided to rely on a state of emergency declaration to try to extend his mandate by 90 days. This is considered unreasonable and unjustifiable by the person elected president. He also decided to rely on Section 100 of the Constitution to claim that as the person declared elected by the Independent Electoral Commission, he had acquired the right to take the oath of office and assume the functions of the office of President of the Republic of the Gambia, which is inviolable and irreversible. Hence, by the 17th of January, when the incumbent extended his term through legislative intervention, the possibility of having two presidents in the country side by side contesting legitimacy to govern became evident. It was clear that by 19th January, the person declared elected will also find ways of taking oath and assuming office. On the 19th of January 2017, the person declared elected, then President-elect Barrow, did decide to go to the Gambian embassy in Dakar, which is considered by international law as Gambian territory outside the Gambia, to take oath and assume office of President of the Republic of the Gambia. Now the nation is being challenged to either recognize a loser in the 1st December 2016 polls, who has decided to extend his mandate by unconventional means, and a winner who should have been sworn in by conventional means, but because of obstruction from the loser, decided to be sworn in through unconventional means.
Hence, at this moment, there is a contest of legitimacy between the loser and the winner of the 4th December 2016 poll. What is the way forward for the Gambia? The contest of legitimacy may either be resolved through negotiation or war. That is the current fate of the Gambia. ECOWAS is engaged both in negotiation and preparation for war in support of the presidency of Adama Barrow. The presidency of Yahya Jammeh would have to rely on the security forces of the Gambia in order to fight war. In order to facilitate negotiations, the presidents of Guinea, Mauritania, and representative of the UN Secretary General are here in the Gambia to talk to the loser in the presidential polls. Will they succeed? That is the question. If they succeed, Gambia will experience a peaceful transfer of executive power. If they fail to succeed, the contest of legitimacy will be decided through the confrontation of military power. This is the defining moment of the country. Will those who control executive power or assume it have to work on dead bodies or wade in pools of blood to assume or vacate executive power? That was not the reason why the Gambian Constitution created a republic. That was not the reason why Section 1, Subsection 2 of the Gambian Constitution asserts that sovereignty resides in the people and that authority to govern must be derived from their consent and exercised to promote their general welfare. A government that cannot generate hope for or guarantee liberty and prosperity is not fit to govern. What is important now is for each Gambian to take a stand to decide what type of Gambia we want. A Gambia where leaders transfer executive power in peace, or one where power is transferred through war. This decision does not exclude the armed and security forces of the country. They are supposed to be the protectors of the republic and the people. Would they wait for the contest of legitimacy between an outgoing and incoming president to be decided by war or peace? If they support the assumption of office by an elected president, then peace would prevail. If they allow the contest of power to be determined by war, then war will prevail. Today is D-Day. Everything is at a standstill. Shops are closed, commodities are difficult to purchase, streets are empty, universities and schools are closed. Banks, offices, petrol stations, and other businesses are closed. The tourists have departed. The country is experiencing a shutdown. The economy is slowed down, eventually grinding down to a halt. This statement is an SOS call for the military and civilians to combine together to save the country from war by promoting and ensuring a peaceful transfer of executive power and leave the courts to carry on adjudicating on the petition of the loser. This is the dictate of law, justice, reason, and should not be disregarded. We are therefore calling on all our citizens to note that as we anticipate a peaceful outcome, all Gambians should see the installment of a new president at the State House as a national victory. It is expected to celebrate the victory by renewing our commitment to unity, the unity of our diverse people, irrespective of language they speak, the religion or gender they belong to, or any other difference, so that none will ever perpetrate injustice or deliver hate messages based on callous prejudices and wreck the peace of the land. We want a Gambia of the people, whose leaders are sensitive and responsive to their concerns. This is the demand of our times and circumstances, and the cornerstone of the consolidation of peace, liberty, justice, and prosperity for our motherland and people. We hope that today, before nightfall, the national television will start to amplify the diverse voices of all the people. We hope that the security chiefs will take the liberty to appear on television to assure all Gambians and non-Gambians
that they are committed to peace and will not encourage any violence that would put the lives and properties of our people in jeopardy, and would commit themselves to government derived from the authority of the people, from their consent, rather than from the might of the gun. We hope that the Gambians will wake up on Saturday, 21st January 2017, to a new day that offers hope to all and despair to none. This is the demand of destiny. We must respect this demand to become the architects of our own destiny. Thank you. We now invite questions from members of the press. Thank you. Yes, thank you very much. My name is Ibu Wage. I'm a TV journalist and a documentary filmmaker. Less than an hour ago on BBC, it was announced that Barrow has said that Germany has agreed to leave. But we haven't heard of anything yet. Well, most of the news agencies are getting that information from a Twitter. But the Twitter is a false one. The correct Twitter that is coming from Barrow is Barrow Official 1. Any other information from any other Twitter is fake. And that is what should be understood. Barrow, President Barrow at this stage would not issue a statement whilst negotiators are on the territory of the Gambia. So that will be out of convention with diplomacy. So BBC has it wrong. Well, it depends on their source. You said that they said they got it from Barrow. I am saying that But they were those quoting who, Barrow. no, they are quoting from a Twitter, which is assumed to be Barrow's Twitter. Oh, okay. But I am telling you, I'm giving you the fact now that that Twitter is false. The only correct Twitter, official Twitter, is Barrow Official 1. And I hope all of you will take note of that. If you do not have any information from Barrow Official 1, if you take any information from any Twitter, know that you may be correct, you may be wrong by chance, but you are not getting news. Okay. And Yeah. after Reuters, as of now, somewhere in Cocoa Ocean, negotiations are still going on. How much more do you think what do you have from the negotiations table now that we can at least share with us? Well, the fact that the heads of states were here since morning, I'm sure they will not waste their time if they were not making progress. So we can only assume that progress is being made. Otherwise, they would have left very early. What's the situation of the ECOWAS military force that is being deployed into Gambia now? Well, we were told that the ECOWAS forces will be considered as standby forces. So they are standby forces. I'm sure that they are waiting for instruction. That is why we are issuing this SOS, that the fate of the Gambia at this very moment will either be decided by peaceful means or by war. There is no middle road. That is the reality. Thank you very much. I'm Mustafa. I'm talking with you. We would love to know what what the leader of the APRC party has perhaps on the negotiating table as far as the status of the coalition is concerned. Well, I think it's very clear that you have heads of states here to discuss with him so that they can promote a peaceful transfer of power. So we cannot be there and be here at the same time. We really don't know what they have achieved. When all is done, I am sure the
person occupying the State House at the moment, after extending his stay, would have to come back and face the nation and tell the nation where we are at this very moment. So I don't believe that there is need for speculation. So if there is any change of heart from his point of view, I am quite sure that as we get these midnight messages, maybe by midnight, we will continue to get messages of the standpoint. So there is really no need for speculation. Yes, you did mention in your statement that by now GRTS could have been broadcasting diverse views and just to show the new Gambia. What's stopping you from going to GRTS and say, look, start doing that? Well, this is what I'm saying, that a new reality has dawned, but we have seen negotiations taking place. I have emphasized that we have two alternatives: negotiation for a peaceful transfer of power or war. So when you are in that state, you should not be aggressive. And that's why we are telling all those who support the coalition not to be aggressive. We are no longer protesting. We are no longer opposition. This is a government just trying to address challenges, obstacles to its capacity to govern. So you are waiting for them to use their discretion to do that? No, Instead of you, measures are taking place to help all sectors of society. That's why we are also calling on the security forces. I think all of you had heard this speech delivered by President Barrow. He emphasized that he's calling on the security forces to assume their responsibility. They, by simple decision, in 1 minute, can save war. Yeah, by virtue of its importance, GRTS is very, very vital in the situation we are in right now. That's precisely what I have said. I'm simply saying, let's hope that before nightfall, that GRTS will assume that responsibility. That shows that some measures are being taken. But as I said, because it's a transitional phase, we must not be aggressive. We must take measures to ensure that we do not go beyond the limit we should go at a given stage. It's a quantitative process until we have the qualitative transformation of the institution. Thank you. Is there a new deadline? Well, I don't know whether there had been old deadlines. I'm really, to be honest with you, from our standpoint, there are only two conditions. That ECOWAS, around our border, has troops, and they had already committed themselves that by the 19th, the power based on election will assume office, and they will give support to that power to assume office. So there are two elements: negotiation, and once you have negotiation on the line and leading the way, if you are making progress, you cannot establish deadlines. So as you can see, the heads of states had been here for hours and hours. These are complicated matters. I assume that this may be the last effort. It's better to say last effort rather than a deadline based on time. Okay. My question is, I want to ask two questions. My first question is, during the inauguration ceremony, we have not had the president telling the public his name that Gambia will impose 2 terms during his presidency, or try to put a policy of 2 terms. And the second question is, if the ex-president leaves, will the remaining force of ECOWAS remain here to protect the president, or will you trust the Gambian army to take up the challenge to protect him? Well, it depends on the site that the security forces take at this material moment.
Will they be fighting? Or will they be protecting? So we expect that the security forces will be instrument of protection of our people at this material moment. I have said, and it is very clear, that today is the defining moment for the security chiefs to take their stand for their nation or against their nation. So let's see what happens today. Because they are the only people who can prevent war in this country. Because if they confront the ECOWAS forces, obviously, there'll be war. But if they protect their people, there'll be no need for ECOWAS forces to come in and protect their people. That is the challenge. Time will tell. Can I confirm something? It is said that some of the soldiers in the army have openly welcomed the Senegalese soldiers and with them. Well, our position is not about welcoming ECOWAS forces. Well, I'm saying, even if that is a fact, the issue is not welcoming forces. The issue is committing to protect your own people. Because if you protect your own people, protect democracy, those forces will not see the need to come in the first place. So the challenge now is Gambian security personnel must either be committed to the republic, committed to democracy, committed to the peaceful transfer of power, or show that they are ready to use force to abrogate the rights of the people. That is a decision that every member of the security force would make today and should make today. Well, I have information that the head of the army has recorded a statement in which he pledges his allegiance to Barrow, and that it will be on GRTs. Well, let's wait and listen to GRTs. This is what is expected. So how significant would that be to you? Well, that is the solution to the problem. Really? Because if you have a head of state who has no allegiance from the security forces of the country, how will that head of state wage war? So the key to the end to war and the peaceful transfer of power is our security forces. Yes. AP, Associate Press has just reported that they are quoting some Senegalese officials saying that that Gambia has actually agreed to cede power. Is this to your knowledge? Well, as we have said, it should be coming from ECOWAS. It should be coming from Jammeh himself. Those are issues that we cannot treat. It is more honorable for him to address the nation and indicate what his position is. It is also important for ECOWAS, the mediator, to issue a communique and tell us what has happened. But it's not proper for it, and I'm sure it will not come from President Adama Barrow, nor from the spokesperson of the president. Okay, in other words, I've just got reports, saying, reports from Umar Fofana saying that it's close aid. Okay, report from Umar Fofana that the close aid of President Barrow, my party, has confirmed that the president Yahya Jammeh have been accepted. Well, we are at different fronts. They are in Dhaka. Maybe that close aid has received instruction to do so. That I cannot confirm, I cannot deny. He said he's quoting a close aid. But what's important to bear in mind, as a spokesperson, and I am the spokesperson, I don't know about close aid, that's another designation. But as the spokesperson, I consider it improper for me to make any pronouncement without that pronouncement coming from the person himself, who has been part of the whole discussion all these hours, and from ECOWAS. That is my position. Good. Thank you very much, sir. Okay, thank you very much for joining us.
So do we go into the local language? You see the big man. We are now moving into the local languages. The statement is going to be read into the local languages. Thank you. What the problem? You call me. Assalamualaikum, mbokk yi ñoo seetaan. Honorable Halifa Sallah, spokesperson pour coalition bi, dina gaaral ay kàddu. Président Barrow daf ma wax ne gannaaw bu ñu ko fale ne ma génnee bataaxel bi pour gën a yokkante xel ak askan wi ñu xam fi ñu toll ndax waatloo nañu ko ci embassy bi ci Sénégal te ñu bari xamuñu lu tax moo tax ñu ngi génnee bataaxel bi pour leeral ni mbir yi tëddee ne benn fan ci weeri décembre wote bi fi amoon ba ñu yebbaane ki gañe doon li nga xam ne taarix la ci history Gambia ne soo ko seetee bu baax bii mooy njëlbeen boo xam ne bi opposition gañe na nguur ba ñu moomee suñu bopp ak léegi te gañe koo xam ne ñépp yaakaaroon nañ ne sax bi mu sax ci nguur kenn mënu koo génne di foofu bi loolu amee li gën a doy waar ci sax mooy kooku ba mu nangoone daane nañu ko mu nekk nag mbégte gu rëy ci suufi Gambia ak ci àddina bi waaye ba mu ëlbatikoo itam ne nangootul loolu la dal di isi jaaxle ndax baati réew mi leeraloon na ba ñëpp a xam ko ne kii ñu wax ne moo gañe kay waxtu laa xaar rek pour dal di jël ko waaye tey jii ëpp na benn weer ak genn wàll ba ñu waxee ne président Barrow léegi président Barrow moo gañe te itam ñaari fan balaañ ko war a waatloo mu am lu xew loo xam ne tax na mbir mi yëpp jaxasoo lan la isi jaxase bi ne li leer mooy ne baati réew mi dafa ne kiñ wax ne moo gañe wote dafa war a jël nguur gi gannaaw boo xam ne ki mu daan
dina wàcc nguur te kooku juróomi at lañu ko may wante nag baati réew mi musuta xalaat ne gannaaw boo xamee ne daane nañ la et di nga ñëwati jëlaate beneen jéego ne dañ war a bëriwaat gannaaw boo daal ne nag dafa baax ñu gis ne li di baati réew mi ak kéene gi nga xam ne moo ca nekk mooy ne ku ñu tànn da nga war a toog su fekkee ne keneen am na ñaari xel ca tànn ba dal di bugga pour attekaay yi seet mbiram kooku kay mun naa dem ca palaasi attekaay yi ñu atte ko wante yow mi génn kay da nga war a toog atte dangaa dem xamuloo fan la mbir mi di demee loolu moo tax mun naa jël benn weer mun naa jël ay at ñu ne bon nag ki dem ci place yi attekaay du wax ñooña nañ ko war a atte ak waxtu mu war a jël mu mel ni bon moom kay dafa war a dem ca place yi attekaay ba topp atteem ka nga xam ne moo gañe moom itam ngañ maayam daal di ko jëriñ ñu ne nag li nga xam ne moo xew mooy ki nga xam ne daanu na moom bañ waxee ne dem na ca koot ba itam téye jeex moom nag dafa ëlbateku waat ne fee koot ba jeexul mba daal moom du génn ci nguur te koot mun naa jël ay ati at kon nag loolu mooy nga toog rek ba beneen juróomi at yoo xam ne yi xëj na sax du jeexati waaw mu mel ni lii moo waral mu dem ci néegi député yi ne dina isiwaat doxalin boo xam ne dina réew mi mu ngi jublu ci fitna bon nag dinañu wax ne moom dinañ yokkaat waxtu wi néegi député yi war a toog moom itam toogaayam dinañ ci yokk juróom-ñeneen fukki fan ñetti weer ba nga xamee ne wax na loola mu ngi mel ni moom yokk na li nga xam ne mooy toog bi mu war a toog mu waroon a jeex ci fukki fan ak juróom-ñett ci weer bi mu dal di ca yokkaat juróom-ñeneen fukki fan président Barrow nag bi nga xamee ne wax na loolu te bugga-buggaam mooy woon ci Independence Stadium mu waat fa pour jël nguur gi mu nekk bëgte ak xew lu rëy et bi mu toogee gis ne kale nañ ko ci ñaari fan balaa moo war a jël nguur gi mu gis ne nag moom ci bunte téeméer ci constitution bi daf ne doomi Gambie soo xasee am àq kenn mënut a dem ci néegi député yi xañ la àq boobu député yi amuñu doole ko mu ne bon nag àq bi mu am mooy ne gannaaw gañe na wote moom mooy dal di toog boo tax mu dal di seet fan la war a waate mu gis ne gannaaw àndoon na ak ay ECOWAS ñu dem ba génn bitim réew bon nag del si waat am jafe-jafe mu dal di seet ci loi boo xam ne bi loi bu wér la ne foo xam ne fii Gambia am na fa embassy suufi embassy boobu mu ngi mel ni rek suuf la suufi Gambia moo tax mu dem ci embassy bi nekk Dakar ñu dal di ko ko waat ñu ne nag ñaari yëf moo dal di xam ndax gannaaw bu mu waatee rek dafa mel ni ñaari président ñoo dal di nekk ci réew président bi nga xam ne moom dafa yokk toogaayam gannaaw bu waxtoom jeexee te daanu ci wote ak président bi nga xam ne dafa gañe ci wote et ñu war koo waatal mu dem waatee ji feneen te waat boobu waroon naa nekk ci Independence Stadium mu mel ni ki yokk taxawaayam dafa aw ci yoon woo xam ne nekkul yoon wi nga xam ne mooy faral di am pour toog moo tax itam ki nga xam ne moo gañe itam dafa aw moom itam ci beneen yoon boo xam ne nekkul yoon bi ñuy faral di aw pour ne moom itam kenn du jël président yaayam ci loxo moo tax na fi ñu toll mu mel ni ñaari nit a jàkkaarloo ku nekk ne maa war a toog loolu dafa dal di isi xëccoo boobu nag pour sottil ko benn mu sotti ci waxtaan wala mu sotti ci xeex ECOWAS nag dañu ne gannaaw ki nga xam ne mooy président ba jëlagul nguur te soldaar yi waxaguñ ne ñu ngi ci ronam
et mu ngi mel ni ñi nekkoon ci ron nguur gi fi nekkoon mun nañoo jàkkaarloo ak moom mu nekk xeex moo tax ECOWAS ne bon nag ñoom itam dina nekk ci gannaaw su fekkee ne pour toog la ah dinañ fexe ba mu toog gannaaw mooy ki gañ bon nag li ci des mooy ndax soldat yi nga xam ne ñu ngi ci suufi Gambie te nekk ñi nga xam ne ñoo war a sàmm bakkani doomi Gambie sàmm alali doomi Gambie ndax ñoom wote dañ caa génn seen gémmiñ ne ku toog rek yow dinañ nekk ak yow ba faw su fekkee ne loolu am na te soldat yi ECOWAS yi ñëw te waxtaan jeexalul mbir mi pour ki nga xam ne daanu na mu génn ki gañe toog mu ngi mel ni xare mooy dal di ñëw si Gambie ñu ne bon nag doomi Gambie loolu la ñu jàkkaarloo bon ku nekk ci ñun war naa toog mu laajaat boobu ndax xare lañ bëgg ci réew mi ndax jàmm lañ bëgg ci réew mi ne su fekkee ne kii daanu bañ naa jóg te ki gañe moom itam am na lu ko gaañ pour mu toog mu ngi mel ni ah xeex mooy sottil mbir waaye su fekkee ne ki daanu pare na pour jóg jàmm mu naa ñu ne nag li nga xam ne mooy sottil mbir mooy doomi Gambie yépp ñi nekk ci soldaar gi ñi nga xam ne nekkul ci soldaar gi ñépp suñu bokkee bokk benn baat ne mboolem ku gañe ci wote yow dinañ bàyyi nga toog mu ngi mel ni booy xeex génn na ci suufi Gambie ndax ki nga xam ne moo toog su gisee ne ñépp ah jàmb nañu ko ca loola moom kenn mënut a xeex ak askan bi yépp wala àddina bi yépp bon nag foog mu nangu pour mun a génn ki gañe mun a toog moo tax ñu ne soldaari Gambie am nañ liggéey bu rëy télévision bi nekk ci Gambie itam am na liggéey bu rëy ne am nañu yaakaar ne balaa guddi gi di xaaj am nañu yaakaar ne télévision yi Gambie war naa ubbi nag boppam ndax mboolem baati doomi Gambie mun koo yëbbaane ku nekk ak xalaatam ñu xam ne ñoom moom réew ñu ne loolu sas nañ leen te ñu ngi leen a topp ca loolu te liggéey bi door na ci fànn boobu ñaareel la mbooleem soldat wala police ñoo xam ne ñu ngi ci kaaraange wala sàmm cëri doomi aadama ñu ne ñooñu war nañoo jël seen taxawaay ci guddi gi mun a leeral seen taxawaay ba nga xam ne taxawaay ba ñoo jël ki nga xam ne moo toog dina xam ne dëgg-dëgg soldaari Gambie pare nañu pour sàmm bakkani doomi Gambie yi pare nañu pour sàmm alali doomi Gambie yi loolu su amee rek mu ngi mel ni jàmm am na ci réew moo tax ñu ne ñaari bunt yooyu mooy dimbale doomi Gambie ba nga xam ne suñu réew dina doon suñu réew et suñu baat dina toogal nguur suñu baat dina folli nguur ñu ne moo tax ECOWAS gannaaw ñu ngi ci gannaaw président Barrow te dégg nañ li doomi Gambien si wax ne bugguñu ñu am réew moo xam ne nit ki dafa xuus ci dara dal di dëggaat ci ay niiw pour benn nga egg ca place président wala ñu wàccee la ca place président mu mel ni loolu du man di te doomi réew doomi réew mi bugg a bugg réewam li mooy nangu mooy ne ku war a toog ku war a wàcc bon nag ECOWAS gannaaw jàmm jooju la ñu doon ut li ñu def seen soldaar yëpp ñu wóor Gambie yëpp bette yi itam mu yónnee nañu président yi Guinée ak président yi Mauritanie ak koo xam ne ci United Nations bi la jógee pour ñu ñëw waxtaan ak ki fi toog ndax mun a dem ci jàmm ndax jàmm mun a am ci réew bon nag ci yoon woowu la ñu jaar ñu ne Gambia ñun mii doomi Gambie suñ bunti baati réew bunte ba jiitu daf ne doole Gambia ñu ngi ko dugal ci seen dënn yeen doomi Gambie yéena moom doole réew da ngeen am baat boo xam ne bii su jibee rek mooy fal di folli ñu ne bon nag gannaaw nguur dafa war a wéeru ci seen baat pour toog ñu ne nguur liggéeyam itam mooy jëfoo doole bi ngeen ko dënk pour isil leen jàmm
def ngeen tedd ci seen réew mu ne bon nag baax na ñun ñëpp ñu fexe xam ne bés bii bés bu màgg la ndax bés boo xam ne la nekk na bési jaaxle wala nekk na bés boo xam ne itam foog ñu jël dogal bés la bési jaaxle la ndax lépp a ngi taxaw bitig yaa ngi tëj pour am marchandise a ngi jafe banque yi nga xam ne ñu ngi ci réew mi business yi nekk ci réew mi petrol station nekk ci réew mi yëpp a ngi tëj université yi ñu ngi tëj daara yi ñu ngi tëj jàng amul dara amul ne réew mi daal mu ngi mel ni mu ngi tëju ci mel ni ku ñu dugal ci kaso nit ñi yëpp fi mu nekk nii ñu ngi ci xat-xat koom-koom yi réew mi mu ngay yàq ne waxtaan wi tey mooy pour nit ku nekk ci Gambie xam ne ku nekk ci ñun ndax civil nga ndax militaire war nga bàyyi xel nag ne réewi Gambia mu ngi ci sa loxo war ngaa jël taxawaay ndax ci yooni jàmm la ñu jëm ndax yooni ay la ñu jëm li am solo mooy ñëpp ñu xam ki gañe moo war a toog ki daanu moo war a génn ka daanu na topp li nga xam ne mooy àqam ca koote waxtu mu jeexee na mu tëddee ñu xam ne réew mi itam war naa déglu loolu réew mi jaar ca yoon woo ne lii mooy li nga xam ne moom la loi wax lii mooy li nga xam ne moom la dëgg wax lii moom nga li nga xam ne xel mun na koo jël bon nag ci yoon woowu lañ mun a jaar pour jàmm mun a am ci réew bon nag ñu ngi oo mboolem doomi Gambie ne gannaaw ñu ngi jublu ci yoon woo xam ne am nañu yaakaar ne dinañ mun a am jàmm ndax ñëpp suñu àndee ne jàmm la ñu soxla kenn mënuñu koo xañ nañ doon def loolu mu nekk suñu dënnee mu dëggu ci ñun ñu ne bon nag nañu pareyaas ne suñ ñëwee ba nga xam ne ki nga gañe moom yóbbu nañu ko ba ca State House la buñ ko gisee ne benn parti moo gañe ndax moom taxawul pour parti nañu ko gisee ne Gambie yëpp a gañe ndax looloo waral ñu taxawal ko pour mu nekk indépendant ñu ne bon nag gannaaw loolu mooy liy dëgg mboolem doomi Gambie mbéyam bëtt boo mun a am bul saaga sa beneen doomi réew bul toroxal sa beneen doomi réew nañ gis na ñépp ñoo bokk réew mi xeet boo mun a jógee seetuñu ko diine boo mun a jógee seetuñu ko ndax góor nga jigéen la yëpp seetuñu ko li nga xam ne mooy li am solo mooy yow doomi Gambie nga am nga baat am nga doole ci réew mi ñun ñëpp ay nawle lañu bon nag luñ mun a def na nekk taraanga na nekk jekk boo xam ne bii kenn du sonnal sa mor ne bon bu gën a ñu mboolem koo xam ne kii itam doomi Gambie la mu xam ne dañ ñëpp dañ war a bugg a Gambie boo xam ne njiit yi dinañ yëg nit ñi njiit yi dinañ pare pour dëggu ci nit ñi njiit yi dinañu pare la ñoo dégg ne mooy soxla nit ñi dinañ pare pour dëggu ji pour faj ko façon ngi réew moomu la ñu soxla njiit yi di jël seen doole sukkandiku ci suñu baat te suñu ko jotee ñu déggu ci saafaraal ñu suñu jafe-jafe mu ne lii moom la waxtu wi laaj lii moom la jàmm ji laaj ndax jàmm mun a am yokkute mun a am ñëpp mun a tedd ci suufi Gambie ñun ñu ngee woote ñi nga xam ne mooy GRTS woote ñi nga xam ne ñooy sécurité chief yi ne ñoom ñëpp nañ jël seen taxawaay ci mbiri réew mi yaakaar nañu nag ne ëllëg na moo ëllëgee ci mooy ñun ñëpp ñu eewu ci Gambie bu bees bu ñoo joxaat yaakaar buy fexe ñun ñëpp ñu xam ne réew mi ñoo ko moom te ku ñu neex ñu fal ku ñu neex ñu folli ñëpp am yaakaar benn yaakaar bu mu tas jërëjëf jëf ci dëkk bi. jërëjëf honorable Halifa Sallah ba ñu jógee ci loolu di ñëw ci tontu ak laajte yi.
jërëjëf honorable Sala man la Ibou Mbaye jógee si Blog TV Gambia online comme su déggee sa biir wax am na fi nga wax ne yéen a ngi séntu si GRTS fii bi nga xam ne xaaju guddi ne dinañ soppi xëy na def li nga xam ne moom la luy ànd ak askan bi séntu si ñoom su nekkee ne GRTS wala soldat yooyu ngay wax defuñ loolu noonu lan mooy nekk taxawaay nguur gu bees gi si loolu noonu. waaw xam nga li ñu wax mooy ne nguur gu bees gi fi mu nekk ñaari mbir moo nekk ci loxo aw ci yooni jàmm ki nga xam ne moo gañ te waat na pour ñu jël ne léegi réew maa ngi ci loxo loolu nag mun naa aw ci yooni jàmm ka daanu nangu dal di dem réew mi nekk ci loxo walla ka nga xam ne daanu na bañ mu mel ni doole mooy dal di ñëw xeex mooy dal di ñëw la moo jur kenn xam ko moo tax ñuy wax ne ci jamono bi ñu toll GRTS réew mi moo ko moom fekk nag doorul di gis ni président bi nga xam ne moo gañe ci wote bi war naa am baat ci TV bi lu mu wax mu feeñ ci ñiy wax ci turam ñépp lu ñu wax mu feeñ ci mu ngi mel ni ba tey mu ngi mel ni soppeeku bi nga xam ne moom la ñu ut ci jàmm amuñu ko mu ngi mel ni woon xam nga loolu mu ngi oote pour xeex am ci réew mi loolu waral ñu waxee ko noonu ñaareel ba itam ñi nga xam ne ñooy nekk ci sécurité bi ak ñoom ñooy kaaraange réew mi te ñoom su nit xasee gañe rek ñoom dañu war a fàtte ne kale moo toogoon dañu war a gis ne ku toog rek dañu war a ànd ak kooku koo xam ne kii ci wat gañe nga rek dañu war a ànd ak yow loolu su amee rek jàmm dina am ndax ki toog te ba jeexal te amul kenn koo xam ne kii mun naa nekk ci moom ne ñoo ko wan doole boo xam ne dinañ ko ànd ak moom moom itam dina xam ne fii moom mënatuma fee toog mu mel ni moo tax ñu wax ne ñooñu suñu defee loolu mooy tax jàmm mun a am ci réew mi suñu ko deful nag mu mel ni ñooy oote ay ci réew mi waaw koo xam ne kii daal defuloo loolu lu yàqu ci réew mi nga xam ne bokk nga ci ña ko yàq ndax yow yaa isi xare yaa isi lu yàq lii moo waral waxtaani tey bi pour ku nekk bàyyi xelam nag mun ngi gënaayoo ak xalaat bi ñu seet naka la eewoo suba waaw. beneen laajte bi dina doon de comme fu nekk xam ne ne président bi nga xam ne mooy président Gambie muy président Barrow ak ñu ngi àndal ni di Dakar léegi su nekkee ne président bu ñu fi amoon ba léegi nanguwut ndax ñoom dañuy des nekk di Dakar ndax dañuy ñëw Gambie su nekkee dañuy ñëw Gambie kañ la ñuy ñëw Gambie. xam nga wax nañ ko mu leer ne kii dafa am doole kële am doole jaar yëf la doole loi ak doole nguur nag mooy soldat yeeg police beeg yoo xam ne dina mën a isi force waaw liñ bàyyi xel mooy ne président Barrow ECOWAS mu ngi ànd ak moom ci wàllu doole nguur mooy doole force doole gànnaay doole soldat waaw su fekkee nag ne ki fi toog te itam tem daanu moom itam am na soldat yu ko gar mooy rek li ñëw woote mooy ne président Barrow pour mu ñëw pour nekk ci State House ba daanaka xare la ba ñoo jël State House boobu mu mel ni loolu moom la ñoo daw moo tax ñuy waxtaanee lii ndax di xare ba kenn doomi Gambia di far ba ngaa egg ci State House ba loolu taxutoon ñu bokk ci campagne taxutoon ñu def li def yàlla dugal àll nag lu nekk pour dem ci wote taxutoon ñu ne doomi Gambia na fan di folli waaw moo tax ñu wax ne ñun ci suñu boor ñu ngi jéem pour ànd ak xel ndax bu ñu xàbbaabal ba suñu doomi réew yi loru moo tax ci jamono ji ñu ne waxtaan na jiitu ñu gaawal waxtaan bi ndax ñu saafaraal jafe-jafe bi ndax nguur gi ki war a jot mun cee jot lii moo ko waral. beneen laajte bi dina doon comme déggoon nañ ne ki nga xam ne moo fi nekkoon dañu waxoon ne fukki waxtu ak ñaar dina wàcce ñun ba si kanam ñu dégg ñeneen di waxtu te fu mu nekk ni ñu toll si juróomi-ñaari waxtu jëmal juróom-ñeenti waxtu léegi ndax pour yow man laa laaj ndax am nga benn xibaar bi nga xam ndax nangu na ndax nangu gannaaw bi nga xam ne dañu waxoon ne di tëdd di waxtaan pour waxtaan ak moom pour mu mun a joxee nguur gi si jàmmale nga xam ne loolu doomi Gambie yëpp di ñaan. waaw xam nga xibaar yi daf day bari
xam nga waxtaan ku ci àppal waxtu mu ngi mel ni dëgg-dëgg la nga àppal dina xala doy waar ndax waxtu warloo koo def ci biir waxtaan danga ko war a wax ne waxtaan wi kay bés bii la war a jeex mun nga caa def bés waaye nag ci waxtu dina jafe ndax su waxtaan wi baaxee nit ki di si gis njëriñ du wax ne waaw dama waxoon ne daal dinaa def leneen nga daal di def lool moo tax yëpp ci xel la rek ne koo xam ne kii yaa ngi diggee dangaa war a diggee gannaaw boo xalaatee li mun a am ak li munut a am ñaareel bi dëgg la soo déggee xibaar yi ñu ngi wax ne nangutoo am na waaye nag loolu ay xibaar la am na ñenn sax ñu ne ñu ngi ko jëlee woon ci Barrow ci Twitter maa ngi leeral fii ne Twitter boobu nga xam ne moom la ñu ko jëlee loolu moom nekkul bunt bi nga xam ne foofu la Barrow di joxe xibaar waaye nag yenn yi nit ki su waxee dara mun naa nekk sax dëgg am na ñeneen ne ñu ngi ko amee ci beneen xam nga xibaar yi ñu ngi ko jotee ci ñu bari léegi-léeg nit dégg-déggam mu wax la ne dégg naa li nga jël rek ne loolu mooy xibaar waaye li war ci nangutoo mooy ne ka nga xam ne moo ca bokk mu ngi mel ni ki di Jammeh fi mu nekk nii moom su ñëwoon ci télévision dal di yëbbaane loola di nga mën a téye ne lii mooy xalaat waaye mun ngaa jiital xalaatam mu ñu ëlbati xalaatam defaat waxaat leneen mu ngi mel ni sa wax du nekk ci dëgg waaw soo buggee wax di nekk wax ju dëggu di nga wéeru ci moom li mu wax wala ECOWAS communiqué boo xam ne bi bind nañu ko ñu dal di ko wax mu mel ni loolu daal moom la nit ñi war a xaar dëgg la mun nañu am yaakaar ne xëy na ni fi ñuy yàggee dinañ xam ne jàmm mun naa am xëy na itam ki xam yëppaane balaa waxtu wa loolu yëpp mun naa am ban nag mu ngi aju ci taskati xibaar yi rek su fekkee ni fi nga ko déggee nekk na lu wóor ci yow mun nga wax ne loolu mooy xibaar bi waaye man nag joxuñ ma kàddu boobu pour ma mun koo wax yëppaane ko ci waxtu yi suñ ma ko joxee rek ñëpp dinañ ko mën a xam jërëjëf amunta ko President Barrow ayam bulandi ka mool kalamutandi men be keeri ñin waato kon ɓaawo jamaya moy ko a kalita embassy men be Dakar woto fo ñinin kaaroke mulneye wo noo ka birin wote wo tambita fo yitata ko atele gañet a wonta ko taari ko fintita Gambia min ya lon ko ñonte banko la politique la taari kot mbawo mo men bota opposition yaala nene man gaño ki ka mo bondi men be marro mo men ya lon ko ala sulo dunte marroto bak fo moolu ya muta ko mota bonde noon men keta mool sewot walla mu ñinti ko ka birin kankulaatu keta ko président Barrow le beñete même boyta fanan naata ka jeñ ka konto woy mo bee sewonti bee sonto ko Gambia dunta jamano kutoto jamano mi ya lon ko e ñaaton ka ya ɓe tarla tuntinde molla kan wala la molla symbole la woto nidia marro boto feren Gambia banko ka bari mool maano nun ko ni wo kankulaar doron e atemela wo kankulaaro fana ɓe bayila nga ɗum kolya kono koteke ɗum jakkaloo ko ɗon kote sañi karo kilin anin ala talato tabbita hani ke bi molɓe jakkale ni mune hakkandi men gañitaman si men men gaña hani ke bi aɓe siri woto a kummata molyalo mune woɗo bankola maral kam aya koyndi lew ko momo men lota président wote woto ni gañata
min be sirin nala wato banta doro itele be sira e wala ñanta kelal wala ya kendi president baro ñanta kalila num independent stadium tiri tan anin konondo ñin karo aba fam parinde kam pour que woki bara ala banta ñaata même boyita wo naata ka kool samba kiti ñaati no bari même musiloti ni ko ntol be dunna e ñin wote woto mais yaalon ko meño sobala place o e loi même be keri ngoko ni nge boyni ntale ñanta sila e bari yen samba kiti ñaati wala ko iman so bari hande ke ntale gañata mais yaalon ko wala boyta e ko samba kiti ñaati no e ko men gañata fanan wote sinola fo ila kitiyo ba kitiyo don ni ya ku samba je wato do be abel lokon kilin tal wato je bakar kilin asit sanni delu tal woto to kiti la woto mom men taata kiti dula e yemen taraje inyanta wo mutala ka lonko e wala taraje bari men gañata fana inyanta bulala ay bankota loya fa nyana woto wala nyanta kala num bari men boyta inata katat National Assembly ka loi dundije tamande nya dundije mais yayi tandi ko e bawo a nyanta bola tele tan anin sey ala marro nyanta banna aya yon fondi pour ay ke tele tan kononto nyaato woto woye men naati wol memman gay saani wala be sira tele tan kononto même gagnata wote tarala marot yalla hakkilo to wo muta non ba wote keno la toñati so wala ya kendi ka beri wo keta même gagnata woko ba wo nyinu tata silo la me ya lonko akamul ko lo asilo la bari toña même mu e man gagné bari hané ka bi abumul na ko ite la gagnata ba wo ite le be sirin ka banko mar ko wote keno la hakkiloto wo mutan wala wote keno wala toñati wala ya kendi men gañata wo ko nta fanan te sila doro nga wo jube wo ñaan bawante la gañata bunda keme banko la maral kamoto woye men fo wala mo gambe di mo la hakko men dita ay men soto ita bondino la abulu ni ya tarako itata loi de la silo la National Assembly pour wol yemma koy pour yemol bali al hakola walakin president baroko bawon lafita kalliro kala independent stadium bari nin nata ka ko dundije menta kendila ngoke woto hanika bi wo ko kelmo ay menke pour que si ntefanan be sido fanan jibela men ya lonko mesila wala kendi ko bawo Gambia embassy abe da woda Gambia la banko mu wandi banko kan waya kende tata Gambian embassy pour que kalero kene ha kalero manke kalero nyante kala nyame bari ni fana ala siyo amanke siyo to me ya lonko mo mem boyta woto anyanta sila wonya wala kende ala sinya ala tamande nya wala kende baro fanan ala sinya ala tamande nya aketa nyame woto men dunta banko kala wala mo fula be ko ndol mu Gambia la president wote alo ni wo mu ñoo sabolati kelin isi wo jarano ni kelin sonta pour wo yesi wo do yeta bari asi banno ni kelo fanan keta fo dole ala sembota ka sije anin force même be kerin sani wala ka birin ECOWAS yaje ko president Barrow le gagnata wo boyta ya non fanan ko kitiyo ka inyata bulala ni kitiyo banda ya jibe kitila le men bari manyan mo balela me ya non ko gagnata inata ka je ko wo man ke toñade wala ya kande ya president Barrow banku e bawo nyingi security soto ñunu fanan nata ka security nati membe na banko bantala bebe siringe
ka baturo ke pour kayro ye sabati amunta ko munamu kayro ti wala mu president membe Guinea president membe Mauritania ye bulandi and United Nations mul ye bulandi yena pour que yamarodi jammela be yalon ko amanga ye woto pour ayamaro dundi e president Balgu ibajala ko kayro be samatila ni banko bari ni wo manke amunta ko jammela sembo ani membaro koma wala sembo foye ñoo saba alasol an wo be kelo nata la ni banko kan kelo dum na dum da banko kan fo yelo yebo fo mo le fa wata munta ko mo be takal pour que président sira mo ta ni munta ni lota furuyal kan ni dunta yelo kan ka tama fo yefutaje wala ka ji ka ta bantala woto Gambia ala constitution o man dada pour hadamadi me yalon ko kambia hadamadi gon me yalon ko woni janta yitande dumare janta banko nyaaton kaya woni na fo wolle be faal pour ye futa ila place ko Gambia man ko banko ti Gambia banko te me yalon ko e ko banko la sembo abetun ne mo la kan wala kan wala sembo la kan woto ni ya karfu mo bulu anyanta kala kayro ko woto e men nyanta kalamta la sani wole mo Gambia be sila fato asitirin kayro ko asidum kelo ko pour que kelo bay mo men be Gambia e be abel ko siblem le muti nyanta kala hadama di moti men bala hakkilo tamandi la ni wato ko kalo dolata so ibe kayro fasala wala ibe kelo fasala wala be mbulu sa so akumma to woto momo men be militarol kono momo men polisol kono ya lon ko ni ye la fasaro ke fo e ko was fanan ye fasaro ke yetilin nyola kala baye ke jibanko kan woto ni banko kasarata isa lon ko ite bulata molla men ya kasara woto bari ni mo be lodulata ko momo men gagnata ibe wole fasa wo fara nyaatu sinin abe wole je mo ko tan yesi woto kayro be sabati la nyim banko kan woto bi lung mu lungole timi ya lon ko mo be nyanta lodulata lung bi lungo woto ni keta bawo mun ya kandi akere lodula ta lung bawo ni ya jibe banko be tay kan bitiko be soron kan pour que fengol soto abe kolya kan bedol mol buka taraje university soronta karambumol soronta amunto ko banko be lor amantara ta alabon abe tarla ken sen ya kono tijaaro be kala to resol be ta woto momo mel la fita Gambia la isa kalmuto ko marro me ya lonko abuka jikko di hadama de am tamaden yati me ya lonko abuka mol bondi yankan kato kon abuka da hasabati mul kundado woto wol mu tamaden yati me ya lonko amon ko hadama de kundado wota kumma yata mol yaje ko ñimu kilorati ñing wato kono pour be yewuli ka banko bondi kata banko a ñinin ka ay men ñinin ka wol banko dingol même parta pour ka bondi woto membe kayro sabati la wala mun tolbe ngalo ni lota woto ni man gagné som men gagné wo fana sisi ni la fita ya ta kiti nyaata kiti yo bato ila kiti yo men gagné amon ka ala kiti yo ate gagné ta ala place wala mu ala atat woto adiana o li ning le be loye nyinna fu tonya ye nyinna fu hakkilo si nyimutano wala nyanta sabati la nyimba ko woto hamu ment wala mu nyinti ko bawo bebe jikirin ko gambe de ngol be kala mo timmari ngoti be yalon ko
ita sonna ila banko ya kasa woto musi jikki ko kayro ala bango wala be sabatila woto bawo be jikkirin ko kayro be sabata woto adama barol le be labanna pour que si e state house woto na site di mo be nyata jelo ko amanke particular nganyoti bawo amallo pati to ya alota independent yala pour mo be ya kala moto ko Gambia nyante kala banku kutoti ala tamade nya nyante kala tamade nya kutoti woto bawo woni mo toñati la vital na sita mo be Gambia e ka hadama de ngolti men be kamalele kilinte tar la doya kono tilinte kato kila pour que fata fanso naati banku dingol tema wala ka jutuna ya naati banku dingol tema ka tole ya doya naati banku dingol tema buña be tar la banku dingol tema fo kita muso ba kita kete ba ila dino ila ibote sio men kono nyimbe manke jubertati memu jubertati wala mu kalo ko banku dingol lati mbele kanyanta mbele keta fulo ngoti banku ding yaala bele nyanta buñala da banko ka woton to be la fatana Gambia soto me yaalo ko nyaaton ko membe tar la je ibe kato kala ko ko memu mo la soxloti isa sute isa long isi kato ki fanon bu ka jaar ye ke hadama di molti me yaalo ko ni be lola ka banko nyaaton ka ya ibalon nako nyaaton ka ya mu karfa ko lati banko amake mo kelintati mo bele tan woto ni be ñaato ko ya place la e be kato kala pour ila do ko yake mo be mo la ñanto ya buña mo la lafo ya jibe ya kato ke pour ka sotonde woto ni wo ke don kayro be sabatila mo be tar la taha kono toña be sabatila mo la soto fanan be lafala le wala mu banko te men be tabaka woto kelorobe di kanne ko momo membe jig ATS do fola kalon ko banko kuto lote de woto radio nyanta falinda momo men ya lon ko ila kumote nyanta jela ko abe fintila banko la radio to banko la television to isaje ko hamol si lafa jernia si lafa londo si lafa wole ka banko sambanyato woto ndikita ko jannin suto babe tan e diatis be balum bulo falinna pour mo saje ko bulo falita bawo ni ko banko be baro bul a oto GRTS ala kamande nya fana nyanta falinna oto mol baji be da bi fosuto fosomanda mune be kala banko fan nabe dunda kayro ko même soldalo ni wol ko ite ibe banko dingol fasa même boyta e sonto ko ya yitande ko e boyta le so boje men gayata ite la gayata woto si ni soldalo be yo kelo be finti la minto bawo même be seri nama soldaro so amunta ko woto ati sembo so woto bi lumu soldaro fa na nyanta jibe la ite le ba kende la kayro sabati jimba ko kan ite le ba kende la kelo e soto jimba ko kan woto dum ba wala be bul jikita ko wol fa nan be la lo dula tal bawo bi la mu lumoti me ya lon ko lo dula nyanta tal woto jikko mu mente sala sibito ti le monde anen kilin january carotte to be de hamere mem Gambia kuto yewul Gambia kuto me ya lon ko avec la lum kutoti mo be ya jikko men ye mol bulandi pour ye wote woke wo jikko woni be nya faala jikko me ya lon ko abe jakolo bayla bawo hadam di mole hakkilo soto ko londo ni ka baro ke wo londo kan na kambe wo londo ni tonya kan pour ka jakalo no ka jakalo bay alimba barakallah ke tari mani ko na kamila wala kuma kamati min ko ta coalition spokesperson to min mo wala wala fasala ni ka ramije